asalaamaaleykum mbokki internaute Allô Sénégal ginnaaw bañ leen nuyoo di leen ziyaara di am mbégte di leen dalal émission bi ngeen taamu saa su nekk ngeen si ànd ak seen bi ñëpp di xaar mu di Allô Sénégal seen bi leen di jox information yu wóor saa su nekk bis bu nekk. tey ñi daal di ñëw si émission chronique du jour fas yéene leen defal buzz de la semaine. boo leen déggee buzz de la semaine xam ni li am ci semaine bi lañ leen di faram-fàccee benn par benn semaine bi nag ponk yu bëri dinañ ci waxtaanee tey lu su mel ni coow bi nga xam ni am na fi moo di Wally Seck plainte ba mu defoon jëm ci digganteeg 6000 problème ak Khalifa rappeur moom la ñu njëkkee bu ci jàllee dem ci problème maamu bi waaye tamit fi ñuy jeexalee moom mooy di coow la amoon daaw ren ñu suluwaat ko mu di coowal Adji Sarr bi. comme ni ma leen ko waxee yéen mbokki internaute Allô Sénégal dinañu waxtaanee coow bi nga xam ni amoon na fi moom moo di ñi ne Wally Seck takk na takk suuf ñi naan amul ñi naan am na. gis ngeen bi information bi fëlee ñëpp am na ñoo xam ne gëm nañ ko am ñoo xamante ne gëmuñu ko ñi nga xamante ne nag ba mbir bi amee génn nañ fësal seen xët bu njëkk ku si mel ni Adamo génn na def ay révélation ku si mel ni ñeneen ak ñeneen génn nañ wax si coow li parce que Wally Seck nekkul nit koo xamante ne ku ñàkk fayda la wanewu ko bi si mujj rek gis ngeen li nga xamante ni moom la def ajaratu xaar mbay teral ko ba ñëpp teg seen bët kon kooku nekkul mooy def loo xamante ne ñenn dinañ ko daal di maanaam ñenn dinañ ko daal di gis ñàkk fayda si kanamam wala ñenn dinañ ko gis manque respect si kanamam parce que Wally Seck dafa nekk nit koo xamante ne jeune la mais dafa xam fu muy teg tànkam bu baax a baax malgré papam wu jëlee yàlla sunu borom muy papa Thione mi ngi koy ñaanal sunu borom bàyyi ko fi mu yàgg fi loolu te ànd ak wér mais teewul dafa gën a am jom gën a xam fan ak fan lay teg tànkam. lañuy wax naan nit koo xamul foo jëm da ngay dellu fa nga jóge woon waaye Wally Seck fi mu nekk nii xam na ko te lañ koy ñaanal suñu borom gën ko fee bàyyi mu yàgg fi loolu di bégal askan wi. bi coow li amee nag ñëpp dañ la tekk ay jours Wally Seck waxut ñu dem ba 3 jours après ba 4 ñu gis ñu arrêté Khalifa ak 6000 mais dañu ne àdduna boo nekkee si dara ba suñu borom teg la si nattu ñëpp yéene la ko bu yeboo nga xoolaat sa bopp bu baax a baax a baax dëgg la prison kenn yéenewu ko kenn mais Khalifa. dafa yàgg attaque yi nga xamante ne moo di Wally ndax la alali àddina jarul dara lu fay gis dafay jeex lu waay def boppam kenn deful kenn dara suñu borom bu bindee dara pourquoi ñëw attaquer directement Khalifa parce que c'est pas la première fois parce que nit ki booy wax da ngay wax pour dëgg bu doon dafa nekk benn affaire boo xamante ne entre deux personnes la boobaa mën nga taxaw si digg bi poser question ku si nekk wax sa xalaat mais Khalifa amul lu ko Wally Seck def. Wally Seck deful dara loo xamante ne Khalifa war na ko mën di attaqué à chaque fois di ko wax ci ay vidéo ak tamit nga ñëw tuumal li que ni daa takk alors que takkul mu ngi di wax noo ko amul après Wally Seck lu mu si pertu si dara au contraire dafa gagné parce que nit ñi am ñoo xamante ne gën nañ ko see fan gën nañ ko see bëgg am ñoo xamante ne à chaque fois ñu ngi tuumal Wally Seck tey ñi tuumal lañ ko loo xam ne defuñu ko kon ki nga xamante ne à chaque fois doon xaar defet Wally Seck tey gisu ko kon mën na leen kii nag jar naa bëgg. nga tax nit ki à chaque fois booy def dara na doon lu baax wala booy def dara bu rus sa njaboot fekk la si tey Khalifa bu ko kenn gisee si lu mel nii wala doomam fekk si loo xamante ne genre bi la mën na ko manque de respect moo tax àdduna boo si nekkee defal lu baax kii di 6000 ñu bëri dañu ne xaalis moo tax mu koy def wala benn musicien moo tax mu koy def jarul tudd parce que moom bokk ci dossier bi parce que dossier bi entre Khalifa la ak 6000 problème keneen koo si wax yaa ngi koy tooñ donte ko am na ñu koy jiiñ naan maison de production bi moo nekk si ginnaaw mais ñun gisuñu loolu li ñu gis mooy 6000 ak ki nga xamante ne moom moo di Khalifa rappeur te ñoom ñaar la ñuy waxal que yoon bi ñu jël baaxul ñu jox la xaalis nga wax ni si lu ñaaw ëllëg da ngay dee ñetti fanu bàmmeel kooku dul xalaat loo neex defal lu waay def boppam kenn deful kenn dara. dañuy xool bu baax a baax li ñuy def à chaque instant àdduna du dara àdduna du kër ñu ñëpp dañu fiy jógee xaalis boo ko yoree dara la defal li war si man baa man ma def li war si yow li war si moom mooy nga def si lu baax li war nag si moom mooy xaalis bi utiliser la de telle sorte que après ay tuuxi doona rek ngay dugg xaalis da nga koy yor 3 jours 4 jours mu jeex kon nañuy xool bu baax a baax à chaque instant ni ñuy waxee wax balu fetal na bu xësee ba génn rek génn na kenn mënatu si dara loolu moo nekkoon première partie bi deuxième partie bi ñuy gis ki nga xamante ne moom moo di
Maabu ak Mia yàlla suñu borom dogal li gën si ñoom mooy ñi séparé te kenn ñaanaluñ ko parce que à chaque fois dañoo gis ñoom ñaar série ay couple mu nekk couple boo xamante ne nit ñi dañ leen a nawloo nit ñi dañ leen a sopp foofu li waral li am ñoo ko déggandoo mais ki ñi njëkk a wax mooy góor parce que jigéen da nga koy muñal rawatina nag mënoon nañoo divorcer si weer bu nekk ba mu sëf mois bii ni mooy mois de mars ñu war a teral jigéen mais liñ ko tuumaal violation conjugale loolu moom ak góor gu mu mënti demee war nga xoolaat sa bopp ak ñoom ñaar seen couple bi nu mu meloon ni ñu nawloo woon su nekk maanaam ñu ngi dund lu metti kon moo lay wan ni que jigéen dafa yàgg muñ jigéen de Sénégal ñoom dañoo yàgg toog maanaam di muñal góor nit nag matul mën ñu yeddi kenn parce que ñu suñu jëm bopp matuñu mais li nga xamante ne moom mat a wax que boo nekkee jigéen da nga koy yërëm yiir ko sagal ko jigéen boo ko defee yii rek daana ko yàq moom bi nekkul nag da nga koy utiliser di ko wax loo muy wax di ko jëf loo muy jëf non non mais da nga koy teg si yoon boo xamante ne ku ko gis dina ko respecté teg ko si yoon boo xamante ne ku ko gis dina ko nawloo moom si jëm boppam loo ko wax xam na ko loo ko waxul xamu ko moo tax nit ñi à chaque fois da ngay def lu baax a baax di mën a sóoraale surtout nag nga nekk si yenn milieu yoo xamante ne nit ñi dañ lay bàyyi xel nga nekk si loo xamante ne nag couple ñëpp dañu leen bàyyi xel kon mënoon nañoo séentoo leneen lu bokk ak genre yi mënoon nañu séentoo beneen problème man yaakaaroon naa ñoom est-ce que dinañ am problème loolu laa doon wax sama bopp daal est-ce que ñuy couple bi dinañ am problème donte ko suñu borom mënul bind ñaari nit ñu nekk suba ngoon benn la te duñ mën a am problème mais loolu waxin la rek te waxin déggin la laaj tey suñu borom dogal lii moo tax nit ki si lépp loo nekk da nga si ànd gëm-gëm ànd seeg yar ak teggin lépp loo bëgg suñu borom dina la ko daal di mottali. fi ñuy jeexalee suñu ay mbir moom moo di si problème bu Adji Sarr ak Sonko bi man jàppoon naa ni problème bi jeexoon na man jàppoon naa ne problème bi si kër àddina du mës a sulleekuwaat ndax da ngay xool diggante daaw ba ren à chaque fois bu ñu demee ba dugg si beneen gaam Sénégal commencé am jàmm ñu sulliwaat fi man xaw ma sénégalais si jëm bopp ñoom ñoo bëggul jàmm xaw ma jàmm moom moo fi bëgg na nekk parce que diggante daaw ak ren si bis boobu noonu nga xamante ni metti woon na benn nit wala ñaari nit ñoo ko waraloon ñoom ñaar di coow ba lu mel ni 14 personnes ñàkk seen bakken ñu ngi leen di ñaanal fi ñu tëdd yàlla na leen suñu borom yërëm te xaare leen àjjana fan yii passé gis ngeen waajur kenn si ñoom ku góor génnoon di wax boo xamante ne bu daw yaram la wax boo xamante ne ku ko dégg xam ne doom dafa foor mu toll woon papam foo xam ne sori woon na lool moo tax nit ki si lépp loo nekk dañ si ànd ak gëm-gëm tey ji suñu borom jël na ko mais dafa ànd ak gëm nekk xam ne suñu borom mooy dogal suñu borom moo lay jox te moo ko jëlaat tey jii nag ñu fas yéene waxtaane si débat boobu man pour man débat bi résoudre ko lu yomb la at yaa ngi si topp mën a goo xam fan la dëgg bi féetee kon pourquoi pas ñu jël li nga xamante ni moom moo di dossier bi tëj ko benn yoon classé ko nit ñi nekkaat si jàmm Adji Sarr li mu bëgg mooy nekk si jàmm di dox ni ñëpp mu nekk si jàmm Sonko mooy xam dëgg bi li ñu koy tuumaal moom moo ko def war def ko mu xam ko nekk si dëgg ku si nekk ànd du dox parce que pour le moment Sénégalais ku si nekk boppam nga taal Sénégalais ku si nekk yaa ngi sa mbir boo xamante ne ak nu mu fa mën a demee ak lu mu mën a demee tey jii nii amuñu jotu leneen parce que nag Sonko daa nekk ni ko xamante ni ko responsable la amaana li ñu koy jiiñ bëgg na mu set parce que tuumaal doomu aadama comme ni ma ko waxee sànq baaxul te képp kuñ tuumaal di nga bëgg liñ la tuumaal leer kon ñi nga xamante ne ñoo yor dossier bi bu dee mënatuñ ci dara ñu bañ a suddiwaat dossier bi coow la fa amoon di fi amaat nañ jël dossier bi classé ko ku nekk nag li ñuy xaar xam na ko mooy Ousmane Sonko deram set parce que am na yenn yoo xamante ne nag à 100% donte ko jugé wuñ ngeen mais liñ gis mooy que affaire bi dafa rax nekk wuñ fii mais ku gis affaire bi à chaque fois yaakaar naa dëgg moom kenn du ne la kenn du ko laam-laame lu ne fàng kenn du ko jiix amaana la ñu doon wër bu fekkoon am na à 100% kon tey Ousmane Sonko am jàmm comme que tey demee na nii li ñuy wër ci moom gisuñu ko wala li ñuy wër ci moom jàpp ñu ne moo am dañ ko bàyyi taxaw ne carrément lañ koy tuumaal amul mu dem bu ko defee dañuy classé dossier bi tey boobaa sax Adji Sarr day nekk si jàmm mën a dox di ànd ak ay xaritam di mën a ànd ak ñaka suñu borom fas yéene boole ëllëg
lii moo nekkoon tey seen émission décortiquage ngeen si ànd ak seen bii di Allô Sénégal ñi di koy amal saa su nekk bés bu nekk di si waxtaan nañu wax ñi ngeen abonné bés cloche notification ndax boo leen vidéo ngeen bu ñu mën a dugal ngeen mën see jot su lu gaaw waaye tamit di ñaan ngeen di mën di wax seen xalaat jaareel ko si numéro WhatsApp bii di Allô Sénégal ngeen di mën tamit di abonné di envoyer seen ay commentaires di wax naka ngeen gisee émission bi di chronique du jour lan lañ si war a mën a changer lan lañ si war a mën a yokk ndax nit matut lu waay def boppam kon ni ma koy faral di waxee jaa ngeen jëf.